jaageen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fës ci xabaar yi bokk na ca ni lu jëm ci tolluwaayu Sénégal ak pencum ndaw réew mi fukkeel bi législature ak ñett muy 13e bi war a toll ci tëj jamono ji tembe ko ñuy waaj wàllu guddi mel président Moustapha Niasse tam toll ci dem à la retraite lu mu ci mën doon natt seenu bilan mënta ñàkk daañu ci xuus ànd ci ak gëstu Boubacar Dieng ndax jàpp leen ni député bu nu tuumaal lubalum koppar lépp am na ak it def na ko su noonu dañ ci bokk itam ñaareelu sumb rajaxe ak féngale bool yekk du luus yi noonu la ko waa Yewwi Askan Wi ak waa Wallu daa dee woote itam daañu xuus ak Ma Abdou Guèye Kassé jot na càmbar lu jëm ci nekkinu askan wi ak hôpitaux yi ndaka lan jàngateelu di mel daañu ci ñëw ci biir xabaar yi dañ ci bokk itam lu jëm ci li nga xam mooy xeex wàllum drogue bi préfet ba nekk daanu Thiès Moussa Diagne jàpp ni moom lu mën di xew jàpp gi baax na waaye fexe xamal askan wi njombe gi drogue bi def ci ñoom mooy li gën daañu ko dégg ci biir xabaar yi danañ ci bokk pàcc bi ñu jagleel mbirum alam gi ana fu mu toll jamono ji ak mbirum tourisme la ca aju daañu dem ca Mbour ak la ko wër Saly fi ñu toll ni tembe touriste yi ndax ñi ngi ñëw am de ginnaaw bi ñu defaat déplagé ak ñoom seen daañu ci ànd ak Pape Ibrahima Ndiaye li moo fees nit ki faram fàcce gi ñu tàmbalee faram-fàcce xabaaru marax yi jëm ci lu soxal mbirum réewum Sénégal ak tabbum pencu ndaw réew mi ñu ngi xëccu jëm ci jeex moom 13e législature bi nga xam te ne bi député yi fi nekk tey ña ngi koy doxal tey nag nekkoon séance plénière yu mujj yi ndax doon waxtaani mbirum budget bu Sénégal ci teewaay ministre bi dénk wàllum nafak réew mi koom-koom di El Hadji Daouda Diallo Abdoulaye waxtaani wàllu gu mel teewaayu président Moustapha Niasse tax toll moom itam ci dem à la retraite war a dallu ci ginnaaw juróom benn fukki at yu mu nekk ci yëngu-yëngu ci wàllum politique waaye itam fukki at yu mu jiite pencum ndaw réewum Sénégal di ñaari législature muy 12e ak 13e bi dañ ci ànd ak Amadou Bari ma doon topp wàllu gu mel waaye itam rédaction bu ITV càmbax na lu jëm ci 13e législature bi ndax Sénégal bu demee ba ab député ñu koy tuumaal di ko jàpp ci mbirum xaalis bonde ay faux billets waaye itam tuumaal ab député ci wàllum trafic de passeport ak lu jëm ci passeport diplomatique yi loolu lépp bu ñu ko boolee ay xeexoo teganteem dënn ba ci ay tifaaranteem nekk na lu gàkkal deru pencum ndaw réewum Sénégal gëstu Boubacar Dieng. ak fukk ak ñetteelu législature bi cër gi ñu joxoon député daldi deñ xuloo xeex saagante xastante doon li nga xam ne ñoom ñi nga xam ne ñoo teewal askan wi ci pencum ndaw réew ma moom la ñu gën a baaxoo. ay député yu féete ci kuje gi ak ñi nga xam ni ñoo féete ci nguur gi jël assemblée nationale soppi ko ab toolu xare boo xam ni dañ fay jàmmaarloo bés bu jot ñëpp a ngi fàttaliku jàppante bi amoon ci diggante ki nga xam ni moo di député Ousmane Sonko ak nga xam ni nag moo di Mbéri Sylla bokk ci mouvance présidentielle bi la xeex nag mi ngi amoon ci bi ñuy door li nga xam ni nag moo di session bu votu ko loi 11/2021 bi nga xam ni nag mooy indi ay coppite ci loi 65-61 bu ñaar fukki fan ak benn ci weeru sulet atum 1965 nga xam ni nag mooy wax ci code de procédure pénale bi la 13e législature mën nañ ko woowee itam ni mooy bi nga xam ni nag ay njaaxum ci la ëpp ñu dooree ko ak bi nga xam ni nag ci lañ tudd kii di Seydina Fall Bougazeli député bi nga xam ni nag moo bokk ci mouvance présidentielle ñu tudd ko jàpp ni loxoom dafa daqee ci li nga xam ni nag mooy trafic de faux billets de banque koppar yi nag mi ngi toll ci fanweer ak ñaari milliards ci xaalis bu setul bile mbir doon loo xam ni nag askan wi yëpp mettitlu nañu ko. ay waay man yàqu naa waay. ba tax nag nga xam ni moo di Seydina Fall Bougazeli daal di dugg kaso ci atum 2019 balaa ñu ko may li di bàyyi négandiku mbir yi nag gën di jëlaañoo beneen
topp si mu di nag mbirum trafic de passeport diplomatique ñu tudd si ñaari député yoo xam ne ñu ngi bokk ci camp présidentiel bi ñu di Boubacar Wilembo Biaye ak ki nga xam ne nag moo di El Hadj Mamadou Sall ñoom ñaar ñu jugé leen ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril jàpp ni seen yoxo dafa laale ci mbirum trafic passeport diplomatique escroquerie waaye itam def ay mariage yu taxawul Boubacar Biaye ñu tëj ko ñaari at yoo xam ne juróomi weer rek la ciy tëdd naataangoom bi di El Hadj Mamadou Sall moom nag ñaari at lañ ko tëj moo war see tëdd juróom benn weer bileka nag doon bi nga xam ni nag moo mujj ci njaaxum yi nga xam ni fukk ak ñetteel législature bi amal nañ ko ba tax cër gi ñu joxoon député daal di denc Sénégal fi mu toll ni nag ñu ngi jëm ci nga xam ni nag moo di pal ñu war a teewaat ci pencum ndawu réew ma ku nekk jóg di yëkkati sa kàddu ngir mën a dugg foofule muy way politique taskatu xabaar activiste gannaaw bi nga xamee ni boobule bërëb ñi di ndaw penc yi dañ koo soppi ab toolub xare. jaajëf Boubacar Dieng naka la Sénégalais yi gisee taxawaayu député yi loolu lépp bu ñu ko boolee mooy ñi falu ba noppi lañu wone ñi bëgg a falu ñooy ñan naka la askan wi di waxtaa ko ni amee gis-gis ci parlementaire u Sénégal yi ak it fu ñu jëm jàngat buñ ci am ñu xuus ci seen gis-gis ak Mame Seynabou Babou. ci naaj bu tàng biile la soxna fii génn ngir doxi ay soxlaam yàkkamti loolu ndiru ku sonn waaye mënul bañ a joxe xalaatam ci liggéey bi nga xamante ne député yi amal nañ ko ci juróomi at yi weesu bu ñu sukkandikoo ci moom fukk ak ñetteelu législature biile kontaan na ci loolu sax. def nañ ko parce que tamit xam nga bu ñu leen andilee loo xam ne war nañ ko liggéey mu nekk loo xam ne lu njëriñ askan bi la dañ koy def. parce que nekkewuñu askan bi lañ fi nekkal daal nekkuñu ci clan kii wala ci clan kale man li ma gis askan bi lañ fi nekkal te li ñuy défendre bu fekkee ne askan bi ñoo ko laaj dañ koy défendre. rafetlu naa ko vraiment rafetlu naa ko wax dëgg yàlla. moo am ci lu tolloog juróom benn fukki at moom miilee leneen la wax Mamadou nag moo ngi duut baaraamu tuumba waa assemblée nationale. man mataluñu ko. li gën ci population bi xam nañ ko waaye defuñu ko. c'est de la politique qu'ils font. c'est-à-dire dañoo topp Macky Sall. réel problème yi dëggantaan yi population bi di vivre. teewuñu ko en tout cas pas comme il le faudrait. Serigne Sy moom moo ngi xamle ne 13e législature bi moo gën a yées ci législature yu ñu am yépp ginnaaw bañ amee indépendance ba tey. mais vraiment assemblée bii nii ci nga gisee député boo xam ni dañ koy tuumaal ci affaire drogue gis député boo xam ne dañ koy tuumaal ci affaire faux billets gis député boo xam ne dañ koy tuumaal ci ay affaire passeport gis député boo xam ne dañ koy tuumaal ci viol ak di xeex di xuloo xam nga loolu lépp nag boo ko dee xool yow ak fi li nga xam ne mooy cërub député ak ni député war a mel vraiment doo leen jox cër bi nga leen war a jox. mandat wu fukk ak ñetteelu législature bi di jeex fi mu toll nii nag ñuy def bilan bi donte askan wi am na ñoo xamante ne bokkuñu gis-gis ci seen wàllu liggéey li leer te wóor mooy léegi ñu remplacer leen te tamit xeex bi ndax na doon lu métti. Mame Seynabou Babou jaajëf xabaar yi wéy li mi ngi soxal Kafountine ak gal ga fa suux barki démb ba lim ba ñu faat di gën a yokk saa yu ñu xëyee fukki nit ak ñeent génn gun ci àdduna jamono ji jàpp fukki nit ak juróom kon lu ni mel sax mi ngi xew ba tax alkaati ba ci ab communiqué nañu jàppagu na lu bon juróom-ñaari nit juróom-ñaar ñoo xam jàpp na Kafountine waaye ba ca Joal ndax ñoom daal jàppees ne ñoo doon jéem a doon ñuy yóbbu ndaw ñi leen di wooye ay trafiquants de migrants di leen woo ci ak mbëkk Barça wala Barsaq ba ñenn si ñoom fa fi yàgg Barsaq nekkul lu gën lii moo tax alkaati yi jàpp na ñenn si ñoom fi ñu toll ni kon enquête baa ngi gën a xóot leen wax ni ñu bari ñoo amee gaañu ñu leen di jéem a saytu ca l'hôpital bu mag ba nekk diwaanu ko Ziguinchor dañ toppaat incha allah wàllu gu ni mel communiqué boobee la gendarmerie becc jëm ci wàllu gu ni mel. xabaar yi wéy ak lu soxal mbirum Kafountine ak jàppale ni coow la xew foofee lu ni mel tax na ba préfet bu gox ba mu noppee ci am ndaje mu doon woote ak kilifa ya ñi itam di waa maire yi ba kàddu jib na ci wàllu gu ni mel ndax fi ñu toll ni ñoom itam dañoo dem ba jàpp ni li am mi ngi tàmbalee bëgg a jéggi doye ba ca nekkul lu gën dañoo war a gën a waxtaane wàllu gu ni mel gën a xool ay pexem li moo tax maire Kafountine di ki nga xam rek moo di def na bilan ba ca la xew ak it la xam bi ñoo faatu lépp buñ ko boole ci xuus ànd ci ak correspondance Assane Ba
débarcadère bu Kassel nekk lu toll ci fukki kilomètre ak juróom ci Kafountine foofu la ñu amalee opération de secours yi même bu dee yaakaar bi néew na lool ngir gisaat ay yeneen nit yuy dund ci biir ndox mi secouriste yi nga xamante ne moom lañ fa fekk ñu ngi joxe lépp li ñu am ngir mën a sauver ay dund moom sauver na dundam turam Souleymane Marina nekk ndaw bu jóge ci Guinée Bissau bi nga xamante ne ñu ngi dajeek moom ci école élémentaire bu Kafountine 1 te xamante ne foofu la ñu loger ñi nga xamante ne ñoo di rescapé yi mu ngi dellu ci rek ci li waral mbir mi. na gaalo gono man nag dama di ndaw boo xamante ne lenn rek moo ma yëkkati woon wuti ba boo ma bëggoon a yóbbu Espagne loolu moo tax rek ma ñëwoon fii ngir mission boobu maa ngi ci Kafountine nag depuis septembre 2021 waaye lépp li nga xamante ne moom laa fi jot a dajale nag loolu laa fay pour traversée bi loolu nag maa ngi ko versé woon ci commandant bi nga xamante ne moom moo jiite woon gaal gi nga xamante ne moo ñu waroon yóbbu Espagne li xew dëgg-dëgg nag mooy bi ñu jëlee départ safara bi nga xamante ne moom lañ doon toggee moom moo laalante gasoil bi nga xamante ne moo di gasoil pirogue bi foofu la gaal gi explosé nag ñi nga xamante ne mënoon nañ fay ñoom dañoo plongé ci ndox mi génn dem waaye ñëpp ñi nga xamante ne am nañ ci ay lakk-lakk ak ñeneen ñi nga xamante ne ñàkk nañ seen bakkan mooy ñi nga xamante ne mënuñu woon fay. commune bu Kafountine bi nga xamante ne mu ngi def lépp li mu mën ngir gérer drame bi mu ngi interpeller nguur gi rek moo amal fii ci gox bi ay services yi nga xamante ne day jëm ci wàllu kaaraange. Kafountine de par sa position géographique sa composition géographique constituée pratiquement d'île accès bi dafa jafe loolu moo tax aussi Kafountine pôle économique dafay yokk ba nga xam ne chaque année population bi dafay yokk macha allah loolu nag dañu war a accompagner avec les services sapeur pompier war na fi am parce que bu lii amee drame bi amee les sapeurs pompiers ñi ngi jóge ba Bignona c'est à 77 kilomètres de Kafountine et même par rapport à la protection côtière alors war nañ mën a am une unité boo xam ne moom mooy def patrouille pour la sécurité maritime ak sécurité des. soo surveiller géej gi nag maire bu Kafountine mu ngi woo askan wi rek ñu jébaane bépp nit ki nga xamante ne mu ngi jéem a organiser ay voyages de migrants ci biir gox bi. ñoo déggandoo témoignage bi nee na fii lañ ko organiser fii lañ doon fayee ti ku ñu doon fi ñu doon ki leen doon fayee ko ñoom xam nañ këram donc loolu noonu xam naa ne gendarmerie dina ci. bàyyi xel mi ngi def liggéeyam ñooñu nag dañ leen war a identifier arrêter leen parce que ñun bëggatuñu Kafountine nekk point de départ à l'immigration clandestine bëggatuñu loolu dafa war a dakk. commune bu Kafountine ak île yu bëri yi nga xamante ne am na ko dafa exposé wu rek ci départ li nga xamante ne moo di immigration clandestine. jaajëf muy gëstu bi nga xamante ni moom la doon def moom ki nga xam moo di Assane Ba ñëwaat ci daanu Ndakaaru ñoom te ñu ngi bàyyi xel li xew ndax gaal yi dem ak li faatu bari na askan wi ñu ngi koy ñaawlo bu baax a baax ci nga xam moo xew waaye itam jàppees na ni sax nekk na lu pexe war a mën a jéem ay pexe xool ko ci ba mu mën a jeex ci réewum Sénégal loolu mel sax moo tax Alioune Sow jot na gisee koo xam moom jéemoon naa demaat ci ba léegi xëy na xelam bigu ca reportage. tefesub Soumbédioune xumb lool dem beeg dikk bi mel ni tuleeg màlle ci bërëb bi nappkat jaaykat seenub jokkalante xumb lool fii nag ñu ngi fi dajeek ab ndaw ay atam war a toll ci fanweer moom mi dina bu turam jote dem ci mbëkk bi ñaari yoon nee na fu mu toll nii taxaw na temm ngir demaat. immigration bi jaar naa si en 2006. jaar naa si en 2017. parce que dañuy nekk ay nit yoo xam ne danaa nekkandoo ñoom chaque jour que jëfee di ànd ak ñoom bu dégg bëccëg di liggéey nga gis même pas ñu dem Europe même pas 1 an wala 2 ans gis ñu commencé réaliser loo xam ne ñoom ñu nekk presque plus de années defuñu ko man na personnellement sama gisaatoon tey jii tey fii ngeen waxante moo duggaat si dem. fu ko soriwul dara ñu tase fa ak ab mool moom mii di ab waxambaane ñu fekk ko mu toog ci ab gaal jàkkaarloo géej gi jàpp na ni ndaw yi lu ñuy dem ci mbëkk mi nekk na lu ñu mën a comprendre waaye mu ngi leen di woo rek ñu des ci réew mi te xool ban activité la ñuy mën a amal. dëkk bi dafa metti te maanaam ñi yor wàllu dëkk bi jàppale ñu ndaw ñi fi nekk lu mooy am lu ma leen di ñax mooy te dëgg rek nekk fi nañ toog Sénégal yaa ngi dégg te nguur jàppale ndaw ñi fi nekk. Soumbédioune naam nekk na bërëb bi nga xam ni mool yi ñoom ñoo fay nekk waaye du benn yoon bu fi gaal mësoo jógee dem ci bitim réew
ki ko xamle di góor gi moom mii nag nga xamante ni ay atam war naa toll ci juróom-benn fukk di ab mool mu ngi sàkku rek ci ndaw yi saay suñuy tukki na fekk lépp mate. xale fi ñu duggee gaal du suñu côté Soumbédioune bi dañuy dem ba ay Kafountine Banjul dugg fa ay gaal te géej gi amul bànqaas képp ko xam ne yaa ngi dem na nga tegu fu yoon bu baax mu mën a dem nga dem a jàmm ak jàmm ku xam ne amoon ndigu kilifa toogal. mbëkk mi nekk ab phénomène bi nga xamante ni ñëwaat na ci Sénégal dimanche ci guddi yemook 26 ci weerum juillet ab gaal moo tàkk ci diwaanub Kafountine bu ñu sukkandikoo nag ci bilan provisoire bi nga xamante ni njiit yi joxe nañ ko 15 ci ay ndaw ñàkk nañ ci seen bakkan. jaajëf Sidna Alioune Sow àndoon ak Bara Sow ñaari soween doon càmbar mbirum barsaq fekk na ci daanu Thiès moom préfet ma nga doon ñaax askanu ci wàllu watandiku mbirum drogue nee na drogue bi daal li muy fi yàq bari na lool ci mbirum xel yi jàpp gi naam baax na ak rëbb gi waaye wax ak askan wi ba ñu xam la muy yàq lu baax la itam maanaam sensibilisation bañ ci noppee ca lakk ban doon lakk 4 tonnes ci mbirum ñax mu bon mi am na itam pëndëx yooyu yëpp doon booy lakk préfet bu Thiès mooy Moussa Diagne la mu dénk suñu correspondant Isidore Alexandre Sène ñu teewlu ko. kàddu gi daal mooy ginnaaw ba ma leen gërëmee sant leen ñoom waa ACRITIS ak les autres forces mooy gën a defaruwaat rek gën a ubbi bët yi gën a ubbi nopp yi alors pour man di traquer alors bañ a tàyyi bañ a nelaw. alors Thiès xañ na ni mu bindoo fii ci carte Sénégal dafa nekk daa genre célébé yoon. Thiès mën naa la wax ni man nga fee jaare dem fenn fu la neex ci Sénégal waaye loolu dafa war a wane ni rek donc ñi nga xam ni ñoom la ñu jox loolu pour ñu war ko saytu alors war nañu gën a mën a yokk seen teewaay pour que ñi nga xam ni jóg nañ véritablement pour def lii activité ñu mën a faagaagal en tout cas seeni pexe. parce que phénomène bii may wax nii daanaka moom ak jamono ñoo maase depuis àdduna ba am ba léegi lépp lu ñuy tere rek xamal ne am na ñu koy def waaye nag président de la République et son gouvernement nekkuñu rek di constater que ni c'est un phénomène c'est un fléau dañu fexe ba wutal ko ay réponses je pense que tey jii kenn ku nekk gis na ni administration gouvernement ñi ngi def tout pour que jeunesse bi ñu am une occupation saine c'est-à-dire ñu leen di dugal ci ay créneaux yoo xam ne nii alors dinañ ci mën a gis seen bopp am ci loo xam ne nañ ci mën a sut lu ñëpp gis la mais nag loolu benn levier la rek mais beneen levier bi aussi mooy fexe ba nga xam ni alors les infracteurs li ñu bëgg en tout cas du mën a sotti parce que aussi comme on le dit réew ay ndawam ñoo ko yor donc ndaw ñooñu dañoo am pour sàmm leen dañoo am pour protéger leen. léegi ci xibaar mi ngi soxal mbirum fengale bool yi nga xam waa Yewwi ñoo ko delluwaat wooteeti mu ñaaxali sumb bi di acte 2 lu mel moo tax Maodo Gueye Kassé def na doxantu ba ci xool yenn hôpital yi ak yenn xëy na mag ñeeg jarag yi ak ñi gunge jarag yi itam ku ne jàngat boo ci am ñii ni waaw ñii ni déet ndax la muy tàngal ak ay yàq xëy na bari na reportage. soxna si moo ngi soom dee génn ci hôpital Abass Ndao fi nga xamante ni daf fi ñëwoon ngir ab rendez-vous médical pour doomam jile moom nag rafetluwul benn yoon li nga xamante ni moom mooy concert de casserole bi moom sax jàpp na ni ab pollution sonore la bi nga xamante ni day tànkal way tawat yi. démb pour nga génn sax da nga doon ragal pour génn ba tey jii nga xëy ñëw ci hôpital yi xam nga loolu tam problème la xale yaa ngi nekk ci examen yeeg yooyu nañ ñu dimbali jàmm lañ soxla ci suñu réew mi ñun jàmm rek lañ bëgg. day metti moom bu dul ci maladie ñëpp lay metti na xale yi rëng gi fu mu toll ni bruit bi sonal mag ñi sonal ñëpp loolu daal moom mënoon naa ñàkk daal ñu xool ni ñuy organiser waxtaan lépp am jàmm daal loolu daal moo gënoon lépp loo gën. ci lu yàggul dara doomu Guinée bi daal di génn itam ci hôpital bi moom nag dafa ñëwoon ngir daal di saytu wérgu yaramam bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom concert de casserole bi ñu bëgg a amal loolu le jaru ko. c'est une décision vraiment qui est très déplorable. dëgg-dëgg lii ànduma ci ndax boo nekkee hôpital di faju da nga soxla ak dal waaye lii ak ni ñu jegee université nii dinañu indil ay jafe-jafe ñiy faju ci biir hôpital yi dañoo soxla ak dal ndax loolu moo leen di dimbali ngir ñu mën a faju bu baax a baax waaye lii xew moom ànduma ci benn yoon. Des sons de marmite ça va être très dommage.
mu doon ay jafe-jafe yi nga xamante ni nag fille de chambre bi en réanimation da koy confirmer moom mile du ñu xamal ni sax que ni ci concert de casserole bu njëkk ba ñii di way tawadi dañ koo ñaawlu woon ba fu ñaawlu yam. loolu moom rafetlu ma ko moom parce que fii hôpital Abass Ndao ak université dañ jege tey te bruit bu amee day déranger maladie daal man daal loolu moom rafetlu ma ko dara moom. waaw pour les concert de casserole bi sax neexul maladie ndax maladie dañ doon kaas xam nga maladie tëdd feebar ngay tëgg ay bool di ko yokk bruit xam nga loolu baaxul loolu moom c'est pas du tout normal loolu moom rafetlu ma ko moom. souvent ñu leen di fàtte bu manifestation wala mouvement d'humeur yi ni mel amee ñi nga xamante ni ñoom ñooy maladie ak ñu ni àndal dañ ci lottu bu baax a baax ñoom ñi la sax di sàkku ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy manifestants yi ñu daal leen bàyyi xel. jaajëf Abdou Guèye Kassé xabaar yi wéy lii mi ngi jëm ca dëkk ba Nduppé Rufisque foofee dëkk la bu am taarix am loolu tam potentiel maanaam ci wàllum koom la ca mën a balle sakkan na waaye gisuñu ko ci wàllum koom dëkk ba jëriñoo ko mooy na jam ñaajo soriw ko lool ca lu ci ne mën na faa am ay ndawit ña nga fa bëgg daan seen doole waaye Rufisque daal daanaka dafa wéet la ci xeex bi li moo tax am mouvement taxaw ñoom daal dañoo gis ni faaw ñu dimbali barab bu ni mel que jiite mouvement ba kàddoom jot naa ji ñu ko duppee Pape Maguèye am na lu mu dénk Babacar Seck. waaw tey dañu daje di lancer li nga xam ne moom la ñu mouvement bi ñu wax jeunesse citoyenne rufisquoise mouvement boobu nag li ko tax a jóg mooy naka la ñuy def ba ndaw it ngeen gis seen bopp ci politique bi nga xam ne moom la njiitu réew mi di doxal. ci loolu ñu identifier problème yi fi existé ñu mën ci wax pôle urbain bi nga xam ne mi ngi jam ñaajo te amul ndaw yi jam ñaajo si Sébikotane ak Tëngéej ak Bargny yi fa am emploi te pôle bi nekk biir. ci département de Rufisque mu nekk situation bu catastrophique ci loolu mën nañ ci wax hôpital yi Soumbargane Géej Soumbargane Diop mu nekk ci département bi amul scanner amul rajo Tëngéej nekk mën nañ ko wax ci 4 premières communes yi la bokk tey bu demee ba am hôpital boo xam ne amul scanner amul rajo plateau médical bi tout je pense que ne loolu c'est catastrophique route nationale bi nga xam ne moo nekk Tëngéej ça fait plus de 10 ans lampe tàkk fa boo demee super ba juuti ba amul lampe fay tàkk ñu ne loolu route nationale la donc yooyu ay mbir la yu existé mën nañ ci wax tey ba suba di am ay problème yu fi nekk te ñi nga xam ne ñoo yor suñu kàddu war ci indi ay saafara indi saafara mu nekk ay interrogation yoo xam ne daf ñu poussé tey mu ne est-ce que njiitu réew mi daf ñuy joxul cër bi ñu yellool ñu Tëngéej wala ñi nga xam ne ñooy suñu ay ñooñ di gisante ak moom ñoo yaafuus ba mënuñoo wax suñu ay problème donc loolu ay laaj yu sànni la te jàpp nañu sax ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci département bi am possibilité di gisante njiitu réew mi ils sont incapables amuñu épaule yu dëgër pour mën a seen i mbagg maanaam dafa oyof ba problème yu Tëngéej attanuñ ko loolu moo tax ñu ne dootuñu yebal benn mag dootuñu yebal benn politicien suñu mouvement la ñuy teg identifier problème yi di nga wax le chef d'État dégg ko pour ñu xool naka la ñuy def ba ay solution am ci problème yooyu. yegg nañ ci pàcc bi ñu jagleel alam gi Pape Ibrahima Ndiaye doon ñu càmbaral defaraat yenn plage yi nekk ci diwaanu ko Saleek li ko wër ndax xam tax na ba gan ñi ñu ngi ñëw tourisme bi tax mi ngi dekki wala déet ci loolu la def ab gëstu bu xóot ñu teewlu ko. muy màndargaal ñaari xar kanam yoo xam ne mën nañ ko fee seen boo nekkee ci biir mu lay wan gis-gis bu rafet bu plage bu Saly waaye boo génnee nag muy firndeel ne hôtel bi ay at a ngi mu tëj mu doon lu doy waar ci ñu fi ne. waaye fu soriwul dara fii ñeneen ñi ñoom ñu ngi profité bu baax ci defaraat bi nga xam ne amal nañ ko ci plage bi ay brise-lames ak ay épis doon ay xeer yu dëgër yoo xam ne tax na plage bu Saly gagné juróom-ñaari kilomètres ci guddaay ak juróom fukki mètres ci gàttaay. Des hôtels sans plage et puis kooku ça ne faisait pas l'affaire et puis ça retombait pratiquement si poche hôtelier bi parce que la plupart du temps c'est des clients yoo xam ne dañuy réserver des hôtels en bordure de mer bu ñu la nee hôtel en bordure de mer c'est la plage donc bu ñu amul si retourne chez eux li ñuy def mooy ils font des réclamations. projet bi nag lu ko tax a jóg mooy sukkali tourisme ak entreprise yi nga xam ne dañ ciy yëngu bu weesoo hôteliers yi ñeneen ñi nga xam ne dañ ciy dund mën a jàkkaarloog géej gi tey jii ngir wéyal seeni activité mais man moom personnellement dama ne woon lii mënul nekk man dama ne woon lii mënul nekk plage bi on peut pas le regagner waaw mais à la fête gars yi defaat nañu bu ñu jotaat plage bi
li si res moom yenn hôtel yi tëj moom ñuy pexe bu ñu nekkaat activité kay nekkaat activité parce que bi site bu yàgg la te tubaab yi site bi lañ bëgg. ngir nag touristes yi ñëwaat bu baax ñi nga xam ne ñoo leen di gunge ci plage bu Saly lu ñu bëgg mooy lu jëm ci wàllu mbalit mi ñu gën koo jox cër te mu dëppook alam bi. képp koo xam wàcc si nga fii yaa xam foo jógee Thiès nga jógee wala Dakar ñëw fii pour bëgg a def pique-nique indi say bagage ñun dañ lay wax ne la boo leen defee seen pique-nique ba pare na ngeen bale lépp def ko ci poubelle yi ñu ngi nii à côté parce que fii aussi tamit zone touristique la boo xamante ni vraiment waruñu fa permettre kenn koo xamante ni da nga war a ñëw jëlee say mbalit ci àll bi ñëw di ko indi fii di ko. buñ ko boolee lépp nag mi ngi toll ci fukk ak ñaari brise lam ak juróom-ñaari épis yoo xam ne mu doon ay xeer yu dëgër nekk fii ci plage bu Saly ngir daal di koy aar ci yokkute géej gi li nag mën a tax askan wi ak ñu fiy liggéey mën cee profité bu baax ba jant bi so. ñu yogg tan ca ci pàcc bi ñu jagleel mbirum culture tey ñu ngi ànd ba tey ak mbirum biennale Ndakaaru bi tubaab jëlaaw ay wàllam ci mbir mi fexe ba ndaw ñi am xarañaay ñu mën a becc ci seen i talent lu di mel moo doon prox ndoll bopp ndaw yi def nañ ko ci biennale bi ci fee nga xam mooy tubaab jëlaaw Babacar Seck daji nay xuus ànd ca ak ñoom reportage. prox ndoll ci biennale bi ngir fësal la liggéeyu jeune artistes yi loolu la Samba Ndoye Ndiour di artiste nekkit professeur d'éducation artistique def ci tubaab jalaaw. donc art boo ko déggee ñu ne xam-xam la te xam-xam def naa puso bu réer la ñëpp a koy for xale da koy for mag da koy for donc xale yi nii ñoom am nañu lu ñu wane te gëm naa ne war nañu mën a wane seen ëllëg quoi mooy Baba Thioya Lamine Sène suma xarit la depuis ñoo bokkoon classe di bokk ay yoon bu ku nekk jaar fi kii dem na Suisse ñëw dem Belgique ñëw mais toujours maanaam moom dañu am boobu téyantewu quoi donc voilà loolu réeruñu si mbir mi ñun kuy dem artiste Dakar xam nañu quoi xam nañu bu baax parce que xam nañ ne ñun am na lu ñu mën am na lu ñu képp xëy na focc bee matagul rek waaye ñu ngi si quoi. mu nekk étudiant ci université virtuelle du Sénégal Babar exposition bi mu fa def mu ngi ko jagleel Caaday Lébu. man jeune artiste la événement bi dina ma permettre ma am benn visibilité Samb moom sama tuteur la moom moo ma initié invité ma si affaire bi nii ba tey jii nii ma nekk fii nii mooy loolu di wax. si art plastique laay def man si loolu laay yëngu instant bii nii mais étudiant la si un étudiant à l'université virtuelle waaw mais je fais en même temps de l'art si ay murs laa daan nekk di dessiner après moom sama tuteur Samba si la ma gis commencé ma jox ay cartes commencé ma jox ay peinture may dessin waaye tableau culture lébu laa fi andi. dale ko ci yat collage ak peinture beneen ndaw artiste wane na boppam. sama participation bi ça a été à travers de Samba parce que moom dafa jóg pour jàppale moom mag yàgg na ci art bi comme ñun jeune artistes yi vu qu'on n'a pas trop de visibilité moom mu appuyer ñu pour ñu gën a visible ci art bi aussi passion avant tout amour bi passion bi bëgg art bi moo la ci dugal ndax looy dugg te amoo ci passion amoo ci bëgg-bëgg bi foog naa ni nga bañu see dugg moo gën. Je fais de la sculpture collage peinture aussi parfois ma ñam si je suis polyvalente tey ma fu ne laay dugg daal. yenn ci ay artistes confirmés bokkoon nañ ci vernissage boobu. puisque passion bi moo poussé volonté bi quoi parce que boo nee xale juddoo milieu art fekk say parents certains si say parents di dundee art loolu nekk si yow nekk sa deret depuis étant petit ngay def di crayonner di fokk ak dessin dem ba màgg passion boobu gëw ma ne dana fay quoi xanaa nga génne àdduna donc loolu la quoi donc bu ñu gisee événement bu mel ni bi Dakar bi occasion la ak nu mu mënta demee danañ fexe ba exposer n'est-ce pas li ñu jot a defar si 2 ans yi quoi. Évidemment puisque artiste boo gis muy liggéey rek dana am ay thématiques yu muy aborder yoo xam ne il se sent plus à l'aise que deneen quoi wala thèmes yi parfois day méngaleeg ak dundam ni muy dundee. Tubaab Jalaaw di gox boo xam ni tourisme bi dox na fa soxla na lu ci mel ni ay exposition d'art ngir gën a fës. yéen dafa am ñaari secteurs yoo xamante ne dañ si bëgg a sukkandiku pour développer dëkk bi muy wàllu pêche mais surtout wàllu culture parce que wàllu tourisme parce que dëkk bi dafa nekk dëkk boo xamante ne position bi mu occupé si Dakar
nga xool par exemple nga ne tey côté bii nii port bi mu ngi fi port de Ndayane nga xool ne si kaw fii pôle urbain Daga Kholpa mu ngi fi nga xool ne l'aéroport de Diass il y a le pôle urbain de Ndayane le pôle urbain de Diamniadio yooyu mu nekk loo xamante ne ay facteurs yoo xamante ne day forcément zone bi dafay nekk une zone convoitée et que loolu bu ñu ko bëggee nag xaar te gàttandu ko il faudrait que nag ñun ñu jël le tourisme def que benn sukkandikuwaay pour que dëkk bi mën a développer te loolu aussi bëgg nañu si ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo les organisateurs bëgg nañu si ànd aussi ak ndaw yi képp koo xamante ne tey jii nii am na loo mën ñu jàppale la bala nga mën mu gën a ñoŋ. bu weesoo biennale bi ndaw artistes yi am nañ mbébét gën a wane seen bopp rawatina ci fa ñu dëkk. jaajëf Babacar Seck waaye itam jaa ngeen jëf ci ànd beeg ñu nuyu TV lii moo ci xabaaru marax yi sant leen gërëm leen ci ànd beeg suñuy programme bàyyi leen ak bloc d'information bi la Total Serigne Abdourahmane Ly ak invité ak sëñ Seck ba ci kanam jaa ngeen jëf.